waaw tey ñu ngi ci procès Khalifa Ababacar Sall maître Clédor Ciré Ly gis nga verdict bu ñu joxe condamnation 5 ans est-ce que bett na la. bettul kenn ndax bu ngeen gisee tey jii xool leen tribunal bi nu melee nii xool yëpp ngi bom xool yëpp ñëpp a mer lii nga xam ne que verdict bi juge bi ci boppam la nga xam ne que lay bi la mu àtte kenn dégluwul sax la nga xam ne que foofu la teeral ci digg bi ba nga xamee ne que commencé na di wax la nga xam ne que nopp mënu koo dégg xam nañ ne que léegi leer na li taxoon ñu jàpp Khalifa Ababacar Sall leer na ci bopp nit ñi ci la nit ñi jóg maanaam contester verdict bi donc peuple sénégalais dafa rejeter la décision bi ñu rendre peuple sénégalais tey ji reconnaîtrul ne que ci turam la ñu rendre décision bu condamné Khalifa Ababacar Sall te tey ji su fekkee ne nañ état bi amul dara lu mu fiy wut yàgg nañ wax ne que état bi warul ñëw ci procès bi yoonam nekku ci tey ji ñoom ci juge yi fa la ñu mujj fa la ñu teeree ne que état bi amul dara lu mu fiy def léegi mairie bi ci boppam ñu ne mairie bi moom na mu duggee ci procès bi na ko yoon tëralee maanaam loolu la ñu nanguwul wante waxuñu ne que mairie bi amuloon sañ-sañ ñëw léegi nag au finish la ñu nekk dañ koo luubal buñ ko luubalee boo luubalee alal dafa am koo xam ne que lor nga ko mais ne tey jii waxuñu kenn koo xam ne que alal ba ñu luubal lor na ko parce que état bi na la tuddati nee nañ ko yoonam nekku ci kon loruñu ko conseil municipal bi mairie bi ci boppam moom ci boppam reconnaître ñu taxawaayam ci biir la nga xam ne que dañ ko luubal dafa mel ni que dafa tàbbi ci géej kon tey ji li leen soxaloon moom moo di mun a condamné Khalifa Ababacar Sall ba pare teg ci yoon ay gàllankoor yoo xam ne que konk dafa am sañ-sañu doon président de la république bëgg a laaj réew mi ñu teg ay gàllankoor pour tere ko mu mën a doon présidence mu mun a dem na aux élections présidentielles. disqualifié ko comme candidat à la présidence de la république dafay mel ni la ñu njortoon boobu ba léegi moo ci nekk moo di que Khalifa Sall dañ ko war a écarter sur le chemin de sa candidature à la présidence de la république loolu nag bett nañu bettuñu wante nag lépp delloo nañ ko yàlla delloo ko yàlla xam ni li président Ablaye Wade daan wax ni bàyyam da ko ne woon bu fekkee da ngay dugg ci politique ndax ñeme nga kaso defe naa ci yoon woowu la Khalifa nekk ñu di ko ñuy marqué suñu solidarité di ko massawu di ñaan ñëpp nañu dal te ñu xam ni tey jii combat ba nga xam ne moom la ñu defoon tout au long du procès tey la gën a yell te itam bi ñuy disqualifié xawoon nañu dox tuuti yaakaar ndax bi ñu disqualifié ne détournement de deniers publics disqualifié nañ ko ci ces faits là amoon nañu yaakaar waaye xamul ñu woon ni dañuy indiwaat escroquerie pour mën ko tëj 5 ans. Gakou bi nga xam ne xam nañ ko tamit moom depuis procès bi ba léegi mi ngi ñëw di taxaw di teewu mais kenn mësu ko woon dégg mu rotal ci kaddu tey jii gis nga verdict bi nga xam ne moom la ñu génnee 5 ans d'emprisonnement ferme pour Khalifa Sall mbir mi ban jàngat nga ci def. waaw Pape tey moom dafa nekk bisu naqar pour Sénégal dafa nekk bis bu metti pour Sénégal ndaxte xam ngeen ne suñu indépendance dañ ko xeex ba am ko pour Sénégal nekk dëkku liberté et dëkku démocratie te procès bii nga xam ne nii moom la ñu assisté ma fekk ko bi mu commencé ba tey li ma ci gis mu leer te avocat yi wane nañ ko mooy Khalifa Sall ak ñi nga xam ne moom la àndal defuñu dara état moo leen jaay doole jàpp leen bëgg leen a toroxal pour empêcher Khalifa Ababacar Sall d'être candidat à l'élection présidentielle de 2019 loolu leer na nañ te Sénégalais yëpp teg nañ seen bët tey jii donc mu nekk bis bu metti pour Sénégal bisu naxar loolu moo tax Sénégalais yi dañuy taxaw ànd ak démocrate yëpp ñu xeex lii nga xam ne nii moom la régime Macky Sall bëgg a def ci Sénégal maanaam képp koo xam ne nii da nga leen contre ñu noot la dugal la ci kaso bi ba fuwee say droit te loolu teguñu ko fenn loolu moo tax tey jii may waxaat ne Khalifa Sall deful dara ñun ñëpp daañu taxaw ci wetam jàppale ko pour changer le Sénégal defaraat justice bi ba Sénégal nekk ci yoon bi nga xam ne nii fa la Sénégal yëpp di xaar Sénégal muy dëkku jàmm dëkku sutura mais dëkku yoon aussi te tey jii gis nañ ne yoon amatul Sénégal gouvernement bi dafa jël loxoom teg ko ci bopp yoon bi di ko tourné loo
fu mu ko neexee te loolu benn sénégalais warul accepter loolu waru ci d'accord loolu moo tax daañu xeex ak sénégalais yi pour lii bañ lu jóge fi. Moussa laaj bu njëkk bi moo di d'abord nan nga jàngatee verdict bi ak nin ko président Lamotte libellé. xam nga si ñi nga xam ne xaw nañu miin tuuti tribunal waxuma sax ñi nga xam ne ñooy juriste yi bi ñu commencé lire décision bi rek xamoon nañu ne si condamnation la jëm ndax wàll wu mu ko commencé la lii woon suñu problème ñun au départ mooy ndax fonds yii ñu doon utiliser fonds Dakar ndax ay fonds politique la wala du fonds politique du woon démarche bi parce que bu fekkente ne loolu la maa ngi wax ñëpp tey ku nekk Sénégal y compris président de la République lu juge bi wax mooy moom ci boppam président de la République fonds yu muy dépensé ci ay fonds politique fonds bu illégal la ndax texte bu ñu naan moom moo am maa ngi xamal nit ñi ne texte bi amul man bind naa lettre président de la République nee naa ko nañu wax ban fonds ban texte mooy organiser lu ñuy tudde ay fonds politique bépp fonds politique bu am Sénégal tradition ak coutume moo ko créé fii ci biir réew mi ñaareel bi it mooy am na loo xamante ne ñu ko doon xaar mooy xam nga bu fekkee da nga am instrument international boo xamante ne fii tribunaux yëpp yàgg nañ ko appliqué mooy ñu ne la képp koo xamante ne da nga koo jàpp yóbbu ko police da ngaa war ko woo indil ko avocat ñëw taxawu ko ñu ne bu fekkente ne loolu amul dañuy annuler procédure bi du woon sunu xeexu avocat yi la woon ba ñu dugal ko si sunu code pénal bu fekkente ne def nañu loolu ñëpp toog di ko xaar tribunaux yëpp yàgg ko appliqué fii bés bu ñu interpellé Khalifa Sall yéen ñëpp a ngi fi woon gis ngeen maître El Hadj Diouf dem dugg ci biir salle bi ñu ne ko amoo droit dugg fi dàq ko ci biir salle bi ba mu indi fi ay coow donc seede ñëpp la ñëpp xam nañu ne la koy yoon sàkkuloon muy sañ-sañ am avocat bu ko taxawu si biir police bi ñëpp xam nañ ne kenn respecté wu ko woon waaye juge bi bañ na ne du topp loolu annulé lépp lu ñu yëkkati woon comme ay exception ay exception de nullité juge bi dàq na lépp teg ko fa la waaye xam nga damay wax ma ne xeex moom ñaari façon moo am benn bi xeexu politique la benn bi xeexu judiciaire la. mais foofu nag laay wax est-ce que foogu leen ne ci xeexu politique bi foofu da ngeen fa xaw a nelaw tuuti parce que yéen ba mbir bi jógee ba léegi jàppoon ngeen ne lii c'est un procès politique mais vous n'avez pas eu de répondant politique sur le terrain pour lii ñu bëgg a def ñoom ñu ñàkk koo mën a def. loolu effectivement dëgg la maanaam may wax fii ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon douter ci li nga xam ne moom moo lal procédure bii ñu jël si Khalifa Sall leer na tey ne ñii li leen tax a jóg du fexe ñu préserver alalu askan wi loolu taxu leen a jóg. parce que wax nañu sax ne état bi yow sa yoon new si sax alal dugg ci loolu wax nañ ko juge bi wax na ko ville de Dakar mun tax sàcc xaalisu ville de Dakar donc loolu taxu leen a jóg xam nga loo xamante ne yow sa bopp nee nga maire yi fi nekkoon yëpp nangu nañu si sa kanam ne fond bi noonu la bas di fonctionner yow sa bopp wax nga ko nit ñi ñëw nañ fii wax la ay nit taxaw na la xaalis bi kat ba dépasse nañ ko waaye man jëriñoo naa ko donc du affaire wu xaalis bi fan la dugg moo leen amal solo li nga xam ne moo amoon solo pour les gens depuis le départ mooy faire en sorte que Khalifa Sall mii nga xamante ne candidat politique la candidat élection yii di ñëw la candidat sérieux la ñëpp xam ko santi ko si opinion bi naka la ñuy def justement ba écarter ko si biir élection yi lenn nag bataille judiciaire la bataille judiciaire des na appel des na cassation avocats yi ñoom nañu décider ban waxtu la ñuy dem defi seen appel opportunité wu appel bi ndax loolu tam ay calcul la ñoom nañ ko décider nañu décider tamit yan acte de procédure la ñuy tegaat si diggante bi loolu aussi xeexu judiciaire la waaye ñun ñi nga xam ne ñoo féete si wàllu politique muy man mooy ñu nekk na ñun woon am Manko Taxawu Sénégal mooy leader politique yi muy ñëpp xam nañu nag ne am na benn bataille boo xamante ne bataille politique la boo xamante ni ñëpp ko war a mëne dal na Karim Wade ñëpp toog di seetaan c'était une première erreur il faut le reconnaître deuxième chose tey dal na Khalifa Sall ñetteel bi it lii nga xam ne moom la ñuy gis ñu koy jóg si ay affaire parrainage ak yooyu buñ ci defulee ndànk dañuy écarter waat yeneen candidat la xew Égypte warul xew Sénégal élection démocratie lenn la àndal boo bëggee écarter candidat boo bëggee doon président da ngay wuti ay xob waaye doo jël justice di ko instrumentaliser pour justice di lay écarter say candidat say potentiel adversaire loolu mooy li jiitu ñaareel bi nag mooy am na loo xamante ne suñu xeex ñun ñëpp la en tant que ay citoyens xam nga barki démb dégg nga juge dem démissionné magistrat la fonction bu neex la fonction autorité la mu xëy nee na moom li am ci justice bi
conscience am mayeetu ko mu toog fi il préfère démissionner bàyyi dindi subi robam dem yoonam. ñaareel bi magistrat yi si seen bopp ñoom décidé woon nañu waxtaanoon nañu seen panel xool saytu justice ba jàpp ne ñoom justice du Sénégal bii amul indépendance ba wax li nga xamante ne moom la ñu war a def pour que justice bi am indépendance. bu fekkente ne ñoom wax nañu loolu ñu interpellé ñu à ce niveau là am na beneen bataille boo xamante ne bataille citoyenne la c'est-à-dire ñun ñëpp ku nekk Sénégal tey wax ngaa jóg taxaw pour que ñu fexe ba nga xamante ne suñu justice bi am na indépendance bu war a am. du lu bees ñun ñëpp xam nañu lu ñu war a def assise nationale yi waxoon nañu ko programme politique bii compris bu Macky Sall balaa moo ñëw si nguur gi moom ci boppam waxoon na lu ñuy def pour justice bi am indépendance. nañu taxawal loolu dañu fexe suñu justice indépendant. jëkkee day mar léegi nag du ñàkk ñu jël ñeneen réaction rek ay réaction yoo xam ne ay nit yoo xam ne ñu ngi fii tamit ci nekkoon ci procès bi ñu doxantu tuuti xool nit ñi nga xam ne ay nitu Khalifa lañ parce que condamnation bi bett na leen 5 ans bett na leen wante peut-être que beneen wàll bi moo ci des léegi un combat politique moom moo ci des. ñi ngeeg Pala Samb kenn du ko présenté ci biir parti socialiste. mu nekk maire bu Point E tamit Pala condamnation bi bett na leen. bon mun nañu wax bett nañu mun nañu wax bettuñu. lu tax bettu leen. li ñu doon bett dëggantaan mooy ñu ne bàyyi nañ Khalifa Sall bu ñibbi tey loolu moo ñu doon bett mais li tax li ñu bett mooy 5 ans bi ndaxte procès bi ñëpp xam nañ ne procès politique la donc verdict politique rek la mënoon génn parce que soo gisee tey incohérence bi am. entre li juge bi wax ak li mu defee li condamnation nga xam ne amul benn cohérence li mu wax même ku nekkul juriste sax xam ne verdict bi mu joxe c'est pas cohérent. mais léegi noo leen fas yéene def nag. waaw de toute façon nous dinañu déglu léegi suñuy avocat c'est sûr que dañuy def appel donc dañuy def appel li si des nag moom ñu bàyyi si loxo yàlla ñun nag li si terrain bi nag moom sur le plan politique dinañu def li nga xam ne moom moo ñu war. liggéey sur le terrain ba yàlla dimbali ñu l'essentiel mooy 2019 la ñu doon bañ yàlla dina ko def Khalifa Sall sera candidat parce que même peine bi mënu koo teree doon candidat. lu tax. mënu koo def lan pourquoi. 5 ans bu la ko tëjee kay moom na mën a doon. say droit civil da nga koy perte. non attends da ngay xool parce que moom liñ ko doon jiiñ bu dee détournement deniers publics juge bi nee na dindi na ko topp ko lim ko topp lan la. faux usage de faux si yooyu la ko topp loolu mënu ko tere doon candidat c'est impossible. kon daal mooy seen candidat. bu baax ñun amuñu beneen plan A ba Z yëpp benn la Khalifa Sall rek la amul ñaar amul ñett. alors ñi ngeeg maître Madické Niang mooy président groupe parlementaire bu parti démocratique sénégalais fële ci pencum ndaw réew mi nekk avocat bu ñëpp a xam tey jii est-ce que verdict bi tribunal prononcé bett na la wala bettul. man am naa si mbetteel. comme dama nekk nitu yoon ak lu nit ñi man wax toujours damay jàpp ni yàlla mi nga xam ni moom dëgg man na lépp te kuy atte ku nekk da nga am conscience damay yaakaar ni ñoom daanu fàttaliku ni ëllëg dañ leen di atte ba daanu doxal li nga xam ni yoon moom la tëral. moo tax bi may ñëw am naa ñaari xel mu njëkk mi dafay wax ni ma kii tey juge bi dana annuler procédure bi mu bàyyi ko mu ñibbi këram beneen xel bi mooy wax ni nit ki il faut que juge yi am courage boo xam ni am gëm goo xam ni daanu jël décision bu mel noonu est-ce que ñii am nañu gëm googu ak courage gi loolu laa daan xalaat mais nag li ma wax tey mooy am naa naqaru xol gu rëy benn bi en tant que président du groupe parlementaire député et président du groupe parlementaire bi may ñëw fii dama ñëw jàppale si suñu collègue député Khalifa Sall condamné nañ ko waaye condamné nañu député te nee naa leen nanu dindi woon kiraayam awul yoon gisuma fenn si àddina député bi noo téye si kaso di dindi kiraayam xanaa kay dañ koy bàyyi ba pare suspendre poursuite yi dem fexe ba noo dindi kiraayam moom dañ ko téye dañu jëkk wax ne amul kiraay ba pare ñu mujj ni am na ko waaye dañ koy téye si kaso bi di ko soog a bàyyi loolu mu doon loo xam ne am naa si naqaru xol ma defe ni woon tey juge bi dana atte loolu mais juge bi nee na du ko atte parce que assemblée nationale institution à part la déedéet assemblée nationale luy rolam
mooy voter ay loi luy roloom mooy wax nañ dindi kiraay wala déet waaye moom mooy atte li nguur gi di def assemblée nationale def juge wax na ko man atte parce que su fekkee ni institution boo xam ni lu la neex man def te kenn doolu ko man atte loolu mënul nekk parce que justice mooy pilier démocratie mooy fexe ku jalgati yoon ki nekk mu delloosi la si yoon ak koo mën doon soo dee assemblée nationale soo dee état du Sénégal soo dee pouvoir exécutif kon ànduma si tëj bin ko tëj pour man jaaduwul ndax jàpp ga moo jaaduwul ak téye bin ko téye si kaso gi jaaduwul en tant que député loolu maa ngi koy ŋàññ maa aussi sama xol tàng na bu baax en tant que avocat acteur judiciaire parce que justice bi niñ ko ŋàññee jamono yi dafa metti Ibrahima Dem nee na dama démissionné d'une magistrature qui a démissionné loolu tàng na xol ñu jóge fa aussi te li ko waxal boppam di président UMS ni pouvoir bi dana am toujours pexe yoo xam ni dana wut ay magistrats yoo xam daan ko defal li mu bëgg instrumentaliser ko mooy jëmale ko fi nu bëgg te ñëpp xam na ni tey te li metti ci condamnation bi mooy ñëpp daan wax ni kat kii nu tëj dafa bëggoon doon candidat ñu fexe jaar foo xam ni dañ ko tëj loolu baaxul ci yoon baaxul ci démocratie xam nga démocratie li ci ëpp solo mooy ñëpp su àtte amee nit mën na bañ gëm loolu waaye bu mu xalaat mukk ni lii dañ ko def parce que nit ki fi yoon wi la jëmoon waaye duñu jël mukk toujours justice di ko utiliser ci yenn moyens yi looloo tax tey sama xol tàng waaye nag nee naa appel am na comme appel am na yàlla mën nañu dimbali appel dem yàlla fàttali magistrat yi atte ni leen kat ëllëg dama leen di atte waaw li am tey bettul kenn ndax ñëpp xamoon nañ fi gaa yi jëm ndax lu yëngu li ko yëngale ëpp doole ñëpp xamoon nañ ne Khalifa Ababacar Sall candidat la boo xam ne mën na jël réew mi ëllëg yàlla rek xam na yàlla mooy fal tax am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla ni kii bu fi nekkee mën na am ñun duñu gañe waat wala duñu gañe tax ñu jaay ko doole jàpp ko tëj ko teguñu ko fenn nag liñ ko jàppee li ciy wax ceeb beeg dugub boobu yëpp xam ngeen ni Mamadou Diop Papa Diop Lamine Gueye Samba Gueye noonu la doon doxee loolu du càcc si genre mécanisme rek la woon benn genre loo xam ne dañ ko d'accord pour liggéey jox maire bi ay fonds politique mais moom sàccul du sàcc mais tey bi ñëwee fii tey ñu aaye ko ne ko député ga waaye doo sol sa malaani kiiraay mooy tax doo nekk prison ba mu neex leen ñu ne ankay am nga malaani kiiraay doo xam nga waroo nekk prison waaye entendre le sax laajuñu la ba lañ koy dindi summi la donc amoo malaan ba yàgg ñu ne summi nañu malaan bi malaan moo amul noo koy summee dof yi rek mu nangu ñu summi malaan moo xam ne ko amoo ko yére boo sol ñu summi ko yére mu neen nañu summee loo ku def yére mu neen lu koy summee ñu bañ ñu dem ci liberté provisoire mu laaj ko ñu bañ mu jël caution ay milliards ni lii xanaa ma ngeen ma bàyyi bu dee da ngeen ma topp xaalis ñu bañ booba ñëpp xamoon nañ fi ñu jëm mooy waa ji bu mu génne kaso nañ ko voté ba élection yi jeex ndax bu ñëwee mën nañu indil musiba mën nañu indil giraawaal yi ndax wóoluwuñ ni ñun am nañ doole xëy na moom moo am doole mais yàlla rek am doole. ñi ngeek maître Bamba Cissé kenn dootu ko présenté bokkoon na ci avocat yi nga xam ne ñi ngi daan layoo ci biir procès Khalifa Sall maître est-ce que verdict bi bett na la en tant que un avocat ak bu plaider dossier bi xam ko bu baaxam. waaw bett na ma bettuma parce que j'avais un sentiment mitigé te tey dama yaakaaroon ni justice dina wane totalement indépendance am ak li fi jot a xew yëpp gis nañ fi magistrat bërki démb bu démissionné gis nañ fi également déclaration yi président UMS def ne la justice n'est pas tout à fait indépendante te damay jàpp ne am na loo xam ne arithmétique judiciaire la te kenn mënu ko contourner bu ñu nee muy Khalifa Sall Mbaye Touré bu ñu leen convoqué au niveau de la police policiers yi dañu am obligation wax leen ni da ngeen war a am avocat te loolu amul pourtant juge yi fexe nañ ba contourner ko loolu c'est pas normal fexe nañ ba contourner ko teg ay arguments yoo xam ni dañ arguments yi amul benn rapport ak enquête préliminaire argument d'instruction lañ teg maanaam 558 du code de procédure pénale mieux
ñu ne Khalifa comme chambre d'accusation daf ko ne yow renoncé nga à ce droit ñu ne Khalifa loolu concerné na ko mais dafa yóbbaale ñeneen ñi loolu c'est choquant donc man j'ai un sentiment de choc et c'est ça qui me surprend véritablement dans la décision parce que yaakaaroon naa ne même bu ñuy teg loo xam ne entre juristes on peut être d'accord parce que nous sommes des gens yoo xam ni war nañ mën a am benn honnêteté intellectuelle yoo xam ni on peut être d'accord sur les valeurs judiciaires et les valeurs juridiques et la règle de droit am na loo xam ne boo ko tegee buñ ko joxee benn étudiant da koy écarter parce que day xam ne lii taxawul teguwul ci yoon bu fekkee da nga nekk du côté du public da ngay gis ni dafa rafet parce que ni ñu koy waxee dafa neex mais boo nekkee juriste un praticien wala nga nekk un pénaliste da lay choqué parce que juge bi pénaliste lañ te xamante nañ donc boo ko defee da lay choqué te ñu gis ni loo xam ni la dafa évident woon pourtant écarté nañ ko ba pare aussi condamné leen à 5 ans def jaxase mélange def yoo xam ne ñun vraiment jàpp nañ ni c'est pas du droit c'est la raison pour laquelle pour man tey la justice avait une belle occasion d'affirmer définitivement son indépendance mais je pense qu'elle l'a raté